من له زاد قليل مفلس بالصدق ياتي عند باب ayca li gën a fees ci boppuk yéenekaay yi tey dama koy daal di tàmbaleeg Sud Quotidien Sud Quotidien moom la mu ñëw ak ñun di coow li nga xamante ne boobaak léegi ku nekk yaa nga ca yee yàbbi di gestion fonds Covid 19 Mansour Faye sous mandat de dépôt démb maa ngi leen ko doon junj ci lan mooy ëllëgëm ci wàllu topp gilee moom journal Sud Quotidien di ñu waxal résultat bi nee na kii di Mansour Faye dañu ko daal di jagleel lii di mandat de dépôt Sud Quotidien xëyee na ko ñun ci xën mu njëkk mi ñu dem ci l'Observateur ak la mu xëyee ñun tey nee na kii ñu joxoñ baaraamu tuuma di Mansour Faye grosse révélation sur sa caution rejetée genn caution gu mu joxe woon donte ne joxe na ko ak proposé nañu ko waaye nag dañu ko daal di rejeté daal di it yóbbu ko mandat de dépôt moom journal bi xëyee ko ñun ci xëtam bu njëkk leneen lu l'Observateur tijji gëtam xool ko di effondrement de l'immeuble de Touba li nga xamante ne moo di les premiers éléments de l'enquête les enquêtes bi révélé ci mbir mi daal dina ko xëyee tey ci xën mu njëkk mi ak la ca aajo wook ña ci ñàkk seeni bakken ak ñi nga xamante ne am nañu ci gaañu journal bi xëy na ko ñun ci xët mu njëkk mi ñu dem ci beneen xët ci beneen xibaar wax ci leneen di laas dafa ñëw ba tey ngir dëggal xibaar bi ma leen di junj di Mansour Faye déposé en prison journal bi noonu la ko tuddee tey ci xët mu njëkk mi joxoñu baaraamu tuuma affaire fonds Covid 19 si xët mu njëkku laas ñu dem ci beneen xët ci beneen xibaar di Le Quotidien la mu xëy ñun tey nee na Mansour la chute wàcc gi nga xamante ne wala daanu wala sax joxoñu baaraamu tuuma gi ak fa mu jeexee ci mbirum mandat de dépôt nee na l'ancien ministre inculpé pour 2,7 milliards la ñu koy joxoñ baaraamu tuuma ak teg ko ciy daan di ñaari milliards yu tegal juróom-ñaar journal bi xëy na ko ñun ci xën mu njëkk mi son cautionnement et sa demande de liberté provisoire refusée li nga xamante ne moo di LP ga mu doon sàkku liberté provisoire vous comprenez daal dinañu ko daal di gàntal ses avocats parlent de commande politique dafa mel ni daal lu ñu yor di ko kacagee jëgleel ko ci moom mbaalu singili bu ñu sukkandikoo ci xibaar bi ko xëyee tey ñu dem ci Walf Quotidien moom la mu xëyee ñun tey nee na c'est dialogue salvateur jëm ci dialogue national dialogue politique gi ñu jëm ci 28 mai bi ñu jëm macha allah xam ngeen ne maa ngi leen ko doon juju démb ci jàngat de la semaine ak Moulay Abdoul Aziz Diop moom journal bi nee na concertation nationale waxtaan wi ci ñëpp képp ku ne fu nekk ci Sénégal wërngal këpp Walf nañu crise politique de 1962 ak waxtaan ga ca bàyyeekoo crise sociale politique économique ca 1968 code électoral consensuel Kéba Mbaye ak sécheresse 1970 yii ci ay jafe-jafe yu fi bàyyeekoo woon ci ay jamono ak fa mu mujjee moom Walf Quotidien xëy na ko ñun ci xën mu njëkk mi nee na c'est dialogue salvateur dialogue yi nga xamante ne am na njeexital gu mucc ayib wala gu ñu gis ñuy xaar tamit bii mel nu ni mel mu bañ a doon mbirum France xëdën Walf Quotidien xëy na ko ñun ci xën mu njëkk mi les échos tey la mu teg ci écho bi ñëpp di ko dégg tey nee na récit d'une journée mouvementée pour Mansour Faye bés boo xamante ne bëri woon na ay mbir lool ci wàllu yéeg ak wàcc ak wax ak jëfin journal bi wax nañu ko ci xën mu njëkk mi ses parents jusque là sans nouvelles dans une profonde inquiétude jëm ci Malick Diop prisonnier de guerre en Ukraine les échos di sampu laaj ak njàqare gi nga xamante ne njabootam ñu ngi koy daal di sàkku wala sax ñu nga ca jamono ji enquête xëy ñun ci beneen xët ci beneen xibaar quelle sanction jëm ci wàllum BTP ak bâtiment yi daanu boobaak léegi muy mel ni tuleeg male bi mujj fii ci Ndakaaru beneen ba ca Touba ak ñi ciy loru di ci ñàkk seen bakken ak di ci am ay gaañu fan la ñuy mujjee ci sanction ci laaj wi nga xamante ne samp na waaw tonton Gallo foofu da nga ci taxaw tuuti ayca ñu interpellé waat ñu appelé waat l'attention de la protection civile man léeg-léeg ma romb bâtiment boo xam ne dama naan mais lii xanaa état gisu ko bayal boobu moom mooy indi yu ni mel maslaha bu ëpp il faut vraiment un contrôle rigoureux ci construction yi les constructions sont anarchiques gis nga da ngay gis maa ngi dégg ci waaye bii am Touba nii benn waa ji muy expliquer nii lépp li nga xam ne nii def nañ ko ci bâtiment bi rek bitim réew la jógee waaw neen dañ ko jële bitim réew indi ko def ko fi waaw jële bitim réew indi ko fi taxul mu nekk ne moom moo gën li ci réew mi l'essentiel est que produit bi ñu ciy def nekk produit bu baax produit yi ñuy jël di ko utiliser nañu nekk lu baax te loolu nag bon ki ko war a contrôler nag moom mooy état
te ña koy def aussi am xarañte. te ña koy def tamit parce am xarañte que marché sur marché sous marché ba. voilà te loolu yëpp nag. Gallo ñi ko war a xool ñi ko war a ceytu moom mooy protection civile. ay waay protection civile nañ dugg ci réew mi xool bâtiment yi nga xam ne nii màggat nañu. ñu daaneel leen. pour le bien-être de la population. macha allah parce que ñun ñëpp nous sommes en sursis. am na solo jërëjëf merci beaucoup tonton El Badou lecture bi am na solo de Touba à Ngor une série d'effondrements meurtriers révèle l'ampleur du chaos dans le secteur du bâtiment comme ni nga ko waxee ci xën mu njëkk mi tonton El Badou ñi ngi enquête nee na daal fan la sanction yi war a jógee ak kan moo koy daal di teg ak fu muy mujjee ay gëtam direct news la mu def direct tey moom news nee na relation entre Amadou Ba et Ousmane Sonko je t'aime moi non plus en tout cas ñoom ñaar ak joxante seen loxo gi maa ngi leen ko doon junju démb moom journal bi xëyewaat ko tey ba tey di ci yee yàb bi les relations entre Amadou Ba et Ousmane Sonko ne sont pas au beau fixe d'ailleurs le président du PASTEF le traite d'ex-grand frère waaw kay journal bi xëyee ko ñun sama grand frère la woon sama mag la woon xaw ma sama rakk la woon yëpp ci politique lors de la cérémonie marquant les 50 ans d'architecture de Atepa leur rencontre a été ex-fraternelle journée ñoo garaaw de en tout cas ni ñu leen gisee seen gisante ex-fraternelle lañ ko jàppee ay frère woon direct news xëy na ko ñun ci xëtam bu njëkk en tout cas lu mu mënti doon ci wàllum dialogue national pour la liberté de la presse conviction du CEDEP si ñoom la ñu bëgg mooy dialogue national pour la presse liberté de la presse journal bi xëy na ko ñun ci xët mu njëkk mi tribune ak la mu yegal tey ci tribune bi di ñu ko xam rek nee na ces fortes promesses de Diomaye qui s'invite au dialogue diggé yi nga xamante ne bëri na lool te sakkan yi nga xamante ne fas yéene naa teew ci dialogue bi ñu jëm li le 28 bu leen ko fàtte bokk na ci wàllum ñàkkum xëy mi fonds politique gi dundu gu cher gi ak wàllum nomination gi pal gi ak poli gi tribune xëy na ko ñun ci xën mu njëkk mi la réduction du coût de la vie est la plus grande demande sociale ñu wàññi dund gi nekk na li gën a tagatémbe li gën a urgent fi mu nekk nii li gën a jàmp pourquoi le chômage doit occuper une place centrale au dialogue national lu tax xeex wàllum ñàkkum xëy mi war a doon lu ñu war a gën a fësal ci dialogue ba en tout cas le dialogue une tribune pour relancer la promesse non tenue sur les fonds politiques et les nominations en tout cas dialogue la boo xamante ne mën nañ cee xaar ñu indi tontu ci wàllum fonds politique gi ak nomination gi diggé yañ ca joxe woon moom journal tribune xëy na ko ñun waaye tamit Mansour Faye riz jaune dafa def benn jeu de mots vous comprenez ak wàllum Covid 19 geeg lañ ca doon wax ci wàllu ceeb bi waaw voilà reeja neexul ak merci belle lecture tribune xëy ko ñun ci xëtam bu njëkk président yaa ngi reere tribune loolu la xëy ñun ci xët mu njëkk mi def ci benn jeu de mots en tout cas libération moom libéré ñu ci leneen wax ñu ci leneen placement sous mandat de dépôt de Mansour Faye le cautionnement d'un terrain évalué à 5 milliards de francs CFA rejeté terrain boo xamante ne mu ngi jar lu toll ci juróomi milliards terrain bu juróomi milliards moo xam naa war naa yaatu de taarkal terrain boo xamante ne jar na ci juróomi milliards moom lañ proposé comme caution mais dañ ko daal di rejeté bu ñu sukkandikoo ci libération man li journal bi wax rek laa wax ngeen baal ma libération moo ko libéré ci xën mu njëkk mi ñu dem ci beneen xët ci beneen xibaar di l'info ak la mu informé tey jëlee ñee na l'heure de vérité pour Hott et compagnie Hott ak ña mu àndal ci wàllu BAD nga xam ngeen assemblée générale bi tey la tonton fi mu nekk nii ñuy xaar ñoom ñi kan moo cay daal di am ndam en tout cas. yal na ko yàlla jox Amadou Hott waaye. ñu jox Amadou Hott waaye ñu bëri ñu doon jàppale Mauritanie ba. yàlla jox Amadou Hott. Abdoulaye waaye yàlla ko yàlla jàppale. yàlla ko yàlla jàppale. yéene nañ ko ko de. mérito na ko mérito na ko waaw te yàgg na cee taxaw macha allah am na ci rôle bu mu ci war a jouer des assemblées générales sous le thème tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement voilà noonu la ko daal di tuddee ci thème yu bëree bëri yu ñu settantal ak ñañ ca war a tànn l'info xëye ko ñun ci xën mu njëkk mi informé ñu ko ci xibaar yi yor ak la mu yégal tey ci yor bi ba tey ak Mansour Faye ma jël loxo ba dar ka ci gémmiñ ga Mansour Faye inculpé et écroué à Rebeuss noonu la ko tuddee la ñu koy joxoñ baaraamu tuuba mooy surfacturation boo xamante ne toll na ci 2 milliards yu tegal juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay millions moom yor loolu la xëye ñun ci suñuy koppar Le Soleil xëyee ko ñun ci beneen xët ci beneen xibaar kii à la place de Adesina moom dafa daal di sampu laaj kan moo war a remplacer Adesina ca BAD le 29 mai bi ñu jëm incha allah ñu fas yéene ci
amal taxawaay ak Banque africaine de développement. Dans les coulisses des derniers jours de campagne, Maguette Wade, ancien cadre de la banque, Amadou Hott est crédité comme étant le plus sérieux, le plus concis. Comment se déroule le scrutin ak la ca aajow na muy doxalee ak seede yi ñu jekk ci Amadou Hott yàlla na ko yàlla jox ndam li. Le Soleil en tout cas noonu la ko daal di xëtee ci xët mi. ñu dem ci beneen xët di réew mi ak la mu wax ci réew mi ba tey Mansour la ñëw ak ñun Mansour Faye envoyé en prison le contenu explosif du dossier ak le dossier ba wund record moom laa koy daal di ndaat keppee di wàllum tàggat yaram Saudi Pro League ak Sadio Mané décisif contre Al Fateh Sadio finit avec 14 buts lu toll ci fukk ak ñeent ci ay buts la daal di dugal waaye nag dañoo daal di ndarmeelu démb ba tax loolu xañ leen seen Ligue des Champions gañu waroon a dem voilà Guelwaar admis en Ligue Pro National 1 ak 21e journée ba journal bi xëy na ko ñun ci xën mu njëkk mi ñu ngi xaar li nga xamante ne moo di liste des joueurs ak kii di Pape Thiaw gayndey Sénégal yi ñi ñu war a dajeek gayndey Sénégal yu jigéen yi ñoom ñu ngi hérité ci UFOA Libéria ca demi finale ya incha allah ayca looloo gën a fees ci bopp yéenikaay yi